li may wax rek mooy bépp activiste bépp influenceur boo xam ne yaa ngi nekk ci diaspora bi ñoom mënuñu ci yow dara loolu lañ lay fenale so méegal sure que nga nekk en état régulier méegal sure que fi nga nekk tu es légal tu as tes papiers tu as tout léegi nag li ci des moom it's a combat you know tes mots contre leurs mots rek la te anyway surtout loo xam ne ñun gars yi pare nañu bu yàgg ba pare loo xam ni kenn du ko lu ne fang la loo xam ne kenn mënatu koo jeex gis nañ seen i actes yi ngeen di jàpp nit ñi di rey ba pare les américains ba pare am na lu fi jot a xew jarul ñu si sori kaaw sax du débat am na loo xam ne jot na fee xew kaaw Assane Diouf you know l'état Sénégal l'a taxé de terroriste ñu jàpp ko yóbbu xam ne li ñu wax du dëgg ba actuellement ils ont perdu leur crédibilité amatuñu benn crédibilité fi mu ne nii te li ñuy wax ni di ko fawee dina dem ba suba xale yi bu ñu bëggee amatee visa dañ naan mais suba loolu dina affecté xale yi bu ñu deful très attention mais am na loo xam ne moom du débat am ñu amatuñu benn crédibilité you know ba pare les américains sont plus renseignés xam nañu Sénégal mooy loolu ba pare yow surtout gis nañ la ay Sénégal ay xeer la ñu yor amul arme so li ñuy wax ni c'est faux c'est archi faux Ousmane Tounkara il ne représente aucune menace you know c'est que xeex la nag understand lu ñu mën a def pour déstabiliser la mais tamit ñun tamit les activistes foog ñu nangoo comprendre loolu que ni guerre la de manière yëpp comprendre loolu que ni xeex nga nekk il va falloir que nga protéger sa bopp booy voyager ti nga xool say bagage nga xool fi ngay lekkee ak foo mënti nekk nguur dafa am doole mën nañ la atteindre mën nañ la sax posone mën nañ la booleeg jigéen lépp mën na cee nekk toutes les mën ngay di dox ci mbedd mi sax oto yanu la you know il va falloir que nga protéger wu military science am na ay secret yoo xam ni yow let me tell you this is serious this is a fuck looy wax lu ne ça peut retourner contre toi moo tax booy wax xoolal bu baax li ngay wax you know mais anyway ñoom amatuñu crédibilité boo xam ne mën nañu tëjlu kenn you know mais wari wuñu am na yoo xam ne jarul wax ils ont peur du dara lu dul loolu parce que Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne dañu signé ay convention you know sur les droits de l'homme léegi nag ces droits de l'homme là bu ñu gisee que ni Sénégal respecté wul loolu policiers yi ñi ngi def à tir tendu sur des manifestants hey ça va jouer sur eux moo tax boo leen gisee ñu wëlbati ko daw naan ce sont des terroristes ce sont des bandits ce sont des forces occultes du dara lu dul loolu il faut que tamit ñun ñu nangu utiliser suñu xel du dara lu dul loolu ndax Sénégal lépp lu mu am la France moo koy dimbali les États-Unis les Nations Unies la CEDEAO patati patata ñooñu ñoo koy dimbali mais ñooñu bu ñu gisee ni Sénégal respecté wul loolu liñ leen di dimbali dañ koy téye you know ak yeneen yoo xam ni ñoom tamit ils vont se protéger nga xam ne bu ñu reyee Sénégalais yi dañ naan ce sont des forces occultes moo tax ñuy njëkkante léegi nag njëkkante boobu manipulation boobu sur l'opinion internationale ñun dañ leen cee jiitu bu yàgg loolu tax liñ bëggoon a def fi mu ne nii mënatuñ ci dara fi mu ne nii dañ leen cee jiitu you know lépp lu doon pétition ñun signé nañu ko lépp lu doon dem ci télé yi ñun dañ koy def lépp lu doon loo xam ne dafay nekk propagande manipulation positive you know et manipulation négative you know contre eux ñun dañ koy def nañ ko bu yàgg dañ leen cee jiitu you know loolu nag moo leen metti moo tax actuellement nii ñun dañuy target mais you know comprendre nañ lépp gis nañ bool yi ngeen ñuy yàkkal ñu ngi koy jot you know boo tijjee bool bi dafay nekk boolu menace bool bi dafay nekk boolu mystique bu yàgg rek laa wax bu yàgg léegi cette peur là ci beneen camp bi la gën a nekk ñoom ñoo ragal actuellement nii parce que ñun ñoo nekk en position de force no matter what ñun ñoo nekk en position de force parce que ñoom dañoo def ay erreurs c'est tir tendu you know ñoom ñi ngi la police mi ngi tiré sans des sommations am na ay erreurs yu bari yoo xam ne dañ ko def te waruñu ko woon def du ñu dugg ci yenn détails yi parce que ñoom jaraluñu ñuy perturber notre hiérarchie jaraluñu ñuy perturber ñuy perturber suñuy institution jaraluñu ko quoi on va pas perturber les rangs donc am na ay erreurs yu bari yoo xam ne buñ def nañu ko am na ay erreurs yu bari yoo xam ne def nañ ko te Sénégal dafa signé woon ci ces comités des droits de l'homme que ni du def yooyu ces actes là so on va tout retourner contre eux